asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u A2I TV ñu am mbégte ñëwaat tey di leen présenter seen émission diisoo ci beneen anam tey jii dañuy wax le parcours des immigrés combattants parce que su ma nee benn immigré dama koy singulariser ñi ngeen gis ci plateau bi ñu samay invité ngeen am ci seen ndeyjoor ñu di ko wax Kiki un Togolais ngeen ñëw ñu teg ci soxna Jeetal ki ci topp di Moustapha Fall ñoom ñëpp nekk fii ci réew mi di dundandoo ak ñun def ay jéego yu am solo fan yi weesu dañ doon waxtaan ci jafe-jafe immigré yi la ñuy dund libi métit yi ak tolof-tolof yi waaye li ñuy wax métit ak bànneex ñoo ànd ci àdduna moo tax tey jii dama am mbégte ñëw am ku mel ni soxna Jeetal ndey ji seex man laa koy tuddee ci li mu yëngu du ma def lu dul soxna Jee jox la kàddu gi nga nuyoog téléspectateurs yi ñu doog a sóobu ci waxtaan bi. kontaan nag invité bi jërë ngeen def. Et donne la parole à Kiki. Tu peux t'exprimer en français comme tu peux t'exprimer en italien. C'est à toi de choisir maintenant. Tu as la parole. Une bonne soirée à tout le monde et à les téléspectateurs. On est si ravis d'être ici en ce moment pour pouvoir faire des échanges à propos de l'immigration, à propos de ce qui se tue et de quoi. Ok, merci beaucoup Kiki. Et Moustapha, nga nuyoog mbokk téléspectateur A2I TV. salaamaaleykum waa 2STV maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur sa sant di am mbégte lool di seen teewaay bi di ñëw fii daal. jërëjëf waaw su may tàmbali damay tàmbali ci soxna Dieng. soxna Dieng su ma la doon laajte ji ñaata at nga def ci immigration loo ma ciy tontu. waaw man maa ngi fi ñëw 1995. kon yaakaar naa léegi ma def ci immigré 22 ans maa ngi fi bëgg a def. donc 22 ans waaw. wax nga dëgg wax nga dëgg léegi bu fekkente ni waaw léegi Moustapha mi ngeen gis mu toog li tax ma tànn ko tey dafa nekk ndaw loo xamante ni dafa ñëw ci immigration def ci ay jéego yu am solo jéego yi mu def mooy dafa jël culture Afrique ñëw imposer ko ci biir nasaraan si li ngeen koy gis nii mi ngi ak école am fi mu ne lu mat 25 personnes ci ginnaawam Moustapha ma dina laaj jaar-jaar boobu naka nga def ba imposer loolu ci biir Afrique parce que ku la xam man bi ma lay xam ci napp lañ la xamee woon nga ñëw tey jii bay yor ay jimbe di ko tëgg noo def ba agsi ba fii Moustapha. loolu maa ngi ko wéer si gëm-gëm rek gëm sa bopp te bañ a fàtte fi nga jógee parce que Europe boo ko déggee mooy ku ne bi ngay ñëw xaw a bi ma jógee ci napp nag daal si jimbe gars yi ko dégg day xaw a wax man dafa nekk loo xam ne nii nit ki boo jógee Sénégal Afrique ñëw Europe daa am lu la war te bàyyi yaay yi bàyyi rab yi bàyyi ñëpp te war leen dimbali soo ñëwee lépp loo xam ni xam nga ne boo ci duggee xam nga leen dimbali da nga ko war a def te bañ a taamu suy lu baax loolu moo tax rek bi ma ñëwee fii doon liggéey dem ba ndog dal ma fekk mee nag sama gars yu baax yoo xam ne nii ñoom si njéem bi lañ doon yëngu te man dama nekk loo xam ne lu may def de dama koy gëm bi ma ñàkkee liggéey bi nag si laa ne xaaral ma dem xool li nga xam ne nii doon naa ko jàng si gars yi. gëm ko nag commencement bi mu metti woon lool dëgër lool mais ma gëm ko rek comme liñ ma yaree ba tey mag si fii mag si nii. waaw gëm-gëm boobu ak yar bi xam naa dañ ciy dellusiwaat ñu taxaw ci un instant Kiki je vous donne la parole j'aimerais savoir exactement depuis combien de temps tu vis en Italie et dans les coulisses tu m'avais dit que tu avais fait le Sénégal. Tu es de nationalité togolaise. Comment tu as pu parcourir vers le Sénégal et de Sénégal jusqu'en Italie? Ma première année en Italie, c'était en 99. C'était en décembre, on était venu tout petit. Et, on a fait le parcours de l'école, de l'étude ici. Et puis, en fait,
en 2009. Merci à un ami sénégalais que je connais, et je le salue aussi, qui ce sont des gars que j'adore. Et on était partis pour faire un tour au Sénégal. En fait, après, j'ai connu le Sénégal et on était partis subitement dans un village qu'on appelle Kaolack. Kaolack. Ok. Et je salue les gens de Kaolack parce que c'est pas un village, mais un grand ville. En fait, en 2009, j'étais parti dans une famille qui l'accueil était très chaleureux. J'aime le Sénégal pour ça. Et alors, je suis resté un peu de temps pour voir. Et tu sais, dans tous les pays, il y a toujours les difficultés, mais avoir la capacité de se créer, de chercher, de voir le plus bon dedans, et tu arrives à t'en sortir. Bon, absolument. Mais tu as eu des obstacles durant ton trajet vers le Sénégal jusqu'en Italie. Et toi qui as eu la chance d'avoir fait 2 pays différents, quels sont les avantages et les inconvénients que tu as eu à rencontrer? Si tu peux l'expliquer. Bon, les inconvénients, pour parler des inconvénients, on était au Sénégal. Le Sénégal, pour te dire, c'est un pays qui est basé sur une famille globale. Au pays de l'hospitalité. De l'hospitalité, là-dessous, c'était très bon. Et quand j'étais venu, c'était comme j'étais en famille. Si j'étais l'enfant de... il n'y avait pas de seigneur, l'étranger. Et puis, c'était... Bon, c'est le frère togolais, mais... Et en fait, c'est un Sénégalais 100%. Je maintenais le plus que tu n'avais pas la possibilité, la difficulté de t'intégrer parce que tu parlais. Non. En fait, je me réveillais le matin, je vois les deux pères, je dis Nagadef, les filets. Et on était là, on chantait, on dansait tous ensemble. Non, le Sénégal, c'était plus simple par rapport ici en Europe que les difficultés sont un peu de plus parce qu'il n'y a pas trop des atouts. Ok. Par rapport aux émigrés, il faut se faire pour pouvoir arriver où tu veux arriver. Ok, nous y reviendrons parce que tu dois t'imposer pour pouvoir arriver au bout. Oui, c'est ça. Tu as vécu l'expérience. Oui. Nous allons en débattre dans peu de temps. Je vais donner la parole à Madame Dietal. Soxna Dieye, ku la xam ni ci wàllu social rek nga yëngu. Tey jii laaj bi ma lay laaj ndax social boobu dafa nekk yow sa poche ngay tibb rek di joxe wala déet ndax yow social bi yamale woo ko rek ci sénégalais marocains yi ñi ngi ci albanais yi ñi ngi ci camerounais yi ñi ngi ci nigériens yi ñi ngi ci maanaam nooy def ba mën a satisfaire ñooñu dëgg-dëgg. waaw loolu boo ma ko laajee danaa ci kontaan lool wax dëgg yàlla ndimbal suñu borom la. yàlla dafa dogal man may nit koo xamee ne. yàlla moo ma bind ma bëgg a joxe maanaam joxe nekk ci sama xol man heure bu ma jullee li may ñaan suñu borom lépp lu ma nam ma am te du ma ko bokk ak doomu aadama yi yàlla bu ma ko yàlla may heure bu ma jullee man loolu laay ñaan sama borom yàlla nag dimbale na ma ci loolu maanaam fu may jëlee li may jox doomu aadama yi li naan bu loxo bi dul génn loxo bi waaw loxo bii du ñëw gëm naa loolu gis naa ko gëm naa ko ndax man li ëpp ci sama yëngu mooy man à part banque alimentaire bi ma ulli ne di jox tey man damay dem ci tubaab yi ñu may liggéeyloo exemple ku am bagage booy sànni nga woo ma sànni la ko nga xool bagage boo ma may ma jël gis ko soxla mu jox ma jox ko en même temps itam ku mel ne Moustapha mi yow maanaam ba nga ñuy bokk du invité xamoo woon ne ñun ñaar am na rapport macha allah moom mii sama liggéey dimbale na ma ci ndax lu tax mu dimbale ma ci sama liggéey moom ñu bëri xamuñu ko man damay am ay bagages yoo xam ne Afrique lay jógee dama koy jënd def ko ci conteneur bi indi ko di ko jaay yàlla dogal na mi ngi ni toog heure bu fu mu am programme Moustapha daf may woo su ma ñëwee lal sama place bu ma dee fanaan sax ñoom kër leen may jox spécial man ak Mariama Ndiaye Mariama day létt man may liggéey sama liggéey la ma fay liggéey xaalis ba nu mu mën a toll ñetti paar laa koy def benn bi sama njaboot benn bi ku njëkk a taxaw laaj ma ndimbal beneen bi ma jënd ci essence bi ak couche ñetti paar yi laa koy def ndax benn paar bi moom toujours matériel bi lay doon benn paar bi sama njaboot la benn paar bi mooy képp koo xamee ne taxaw nga ne ma damaa bëgg nangam ma dimbale di ci ngir yàlla te gannaaw yàlla nag ma ko ci sant di ko ci gërëm ndax jàppale nan ma ci. No, mashallah. Cari telespettatori, vi ricordo che qui abbiamo dei ospiti, la signora De Tal che si occupa solo di sociale.
appena spiegato il suo percorso, come ha fatto ad arrivare a quel punto lì. Ci abbiamo anche Mustafa che ha una scuola di danza, che hai raggiunto veramente il cima, posso dire, tra virgolette. Perché conoscendo Mustafa, che ha quasi degli italiani, a insegnargli la Zumba, veramente è una cosa incredibile. Puoi spiegare ai cari telespettatori come hai fatto a raggiungere quel percorso lì? Perché chi conosce Mustafa, un senegalese che era pescatore, per dirci, già il suo berretto significa che era già un grande pescatore. Esatto. E Mustafa, dacci il segreto, spiegaci meglio come hai fatto, chi ti ha insegnato il tamburo e come hai fatto a mettere in piedi quella scuola lì che fai. Chi mi ha insegnato tamburo si chiama Biram. Adesso non c'è più in Francia. In Francia. Sì, lui mi portava ovunque andavo a suonare e poi io guardando quello che fa lui e poi mentre che andavo con lui ho studiato. Invece Zumba e latinoamericano, danza africano non me l'ha insegnato nessuno. Io guardando negli occhi, la sera andavo da solo a casa mia, accendevo la musica, creavo i miei passi. Bravo. Quindi fino adesso tutti i passi che sto facendo l'ho inventato io. Prendo solo la musica, però non ho mai imparato niente, né salsa né altri ballo, da solo. Ma parliamo del segreto del tamburo che abbiamo qui a fianco. Ho visto che siamo circondati di tamburi e fra poco daremo anche l'opportunità al suo gruppo di darci queste suoni di musica, perché io ho la curiosità di capire cosa ha insegnato Mustafa alla gente italiana, perché il tamburo, essendo africano, io naturalmente sono nato in una famiglia griot, che so come si suona, perché so che non è una cosa semplice. E tu hai riuscito a darci quello. Veramente ti dico complimenti. Grazie, grazie. Torniamo da Kiki. Kiki, tu t'es imposé. Tu as des discothèques. Tu es un travailleur régulier. Mais comment tu as fait pour t'imposer toi aussi? Parce que vous avez le même parcours, je peux dire. Hein? Oui. Bon, on ne dirait pas que c'est la même chose, parce que ce que Mustafa est en train de faire, bon, c'est quelque chose de plus que ça. Oui, mais s'imposer. Oui, il s'impose. J'admire sa manière. Je pense que avec son manière de faire, qui me donne aussi encore du courage pour pouvoir arriver encore de plus au loin. Bon, mon parcours, c'est comme un ouvrier, parce que bien sûr, on est des ouvriers. Bon, on passe la journée, on regarde gauche à droite. On pense que la fin de la vie, c'est pas toujours se faire comme un ouvrier. Alors là, tu te réveilles le matin, tu penses à quelque chose de plus. C'est là, bon, après 7 ans, ok, avec 7 ans de garde du corps du soirée, j'étais dans les showbiz. Ah, tu fais aussi le garde-corps du soir? Ouais, je fais. Comme bodyguard, quoi. Ouais, je fais un peu de garde. Oui, parce que tu as la ambulance. Oui, mais c'est la gabarit, tu vois, la gabarit. Souvent, ça nous donne cette genre de possibilités. Et dans les showbiz, j'ai bien pensé, je voyais comment ça pensait. Mais qu'est-ce que tu dis, par exemple, des gens comme moi? Moi, je me limite seulement sur l'opéra. Ouais. Je travaille, à la fin du mois, je vais prendre mon salaire, ça suffit. Je ne tente pas à faire quelque chose d'autre. Quel conseil donnes-tu à tes frères ou à tes sœurs immigrées, par exemple? Bon, et à propos de donner des conseils, c'est pour s'en sortir mieux, je veux dire. Oui, parce que là, dans la vie actuelle, le salaire, nous avons tous des salaires misérables, ça ne suffit même pas. Nous ne parvenons pas de toucher de bout en bout. Oui, je vois ce que tu veux en parler. Pour aller, dans le sens d'aller donner des conseils personnels à quelqu'un, ça suffit tout juste de se voir dans toi-même, ce que tu sais faire. Ok, et ne se jamais arrêter sur le fait de fin du mois, ça m'arrive, bon, je suis tranquille, non, mais si tout le monde passe sa vie à dire, bon, quelqu'un doit créer, que moi je dois aller, où on fait pour trouver du boulot, moi aussi. Alors, le fait de créer quelque chose en donnant les possibilités à d'autres personnes de pouvoir rentrer aussi pour travailler avec toi, et dans des choses comme ça, c'est la chose plus bonne. Oui, parce que d'après mes investigations, Kiki le Togolais, qui a fait le parcours de l'Afrique, du Sénégal jusqu'en Italie, ne se limite pas seulement en organisateur de soirée. Kiki fait de la mécanique. Oui, je fais Kiki fait un de la carrosserie. Oui, je fais la carrosserie. Mais, nous avons un génie devant nous, je peux dire. Alors. Bon, pour
pour dire simplement, parce que j'aime bien me jeter dans des choses, ok, parce qu'on dit souvent de notre côté, et aussi un vieux Sénégalais qui un jour qui me fait passer, il m'appelle, jeune homme, viens, tu sais, un homme ne doit jamais croiser les bras. En fait, chaque jour je suis là, bon, je pense, je m'assois avec les mecs, et toujours en pensée et de quoi faire pour le futur, organiser quelque chose. C'est ça qu'on doit commencer à faire, une organisation africaine qui aide souvent les petits, parce qu'il y a beaucoup de petits qui ont des bonnes idées, mais il faut les aider. Absolument. Merci bien monsieur Kiki. Soxna Dieng dañuy ñëwaat ci yow rek li nga wax léegi maanaam yaatu na ndax jóg dem liggéey jël li nga am ne dama koy séddale ñetti pàcc bii sama njaboot bii ci bagages yi bii ki am soxla ñëw taxaw loolu yombul ndax dañu daan gis ne bu njëkk immigré bu ñëwee li muy wut danaa damay dem wuti rek yamale ci sama njaboot waaye yow nga ne déedéet man damay ñëw nekk yaayu ñëpp dama ñëw nekk bàjjenu ñëpp dama ñëw nekk magu ñëpp ndax yenn saa yi da nga ci am ay jafe-jafe ci maanaam sa ñi nga dëggal muy maanaam sénégalais parce que comme ñu sénégalais xam nañ ci ñu ci bari ñoo xamante ni ñoom li ñu wax du ñu dem du ñu bëgg kuy dem ndax am nga ci ay difficultés de temps en temps. waaw wax dëgg yàlla yu bëri sax. difficulté yu métti sax nga ciy jànkoonteel. ndax ni nga ko waxee rek sénégalais doo dem. du ma dem te du la bàyyi nga dem. loolu moom wax dëgg yàlla léegi-léegi ñu am ci ay jafe-jafe yu métti. mais nag dañuy sant yàlla ndaxte comme que mbir mi yow yaa ko bëgg. jafe-jafe boo ci mën di amee rek da lay yokk courage man bokk. dëgg la man jafe-jafe bu ma mën a am courage la may yokk. ndax damay continuer def ndax comme que man li may def dama koo gëm bëgg ko yàlla moo tax ma di ko def kon lu ma ci mën di fekk rek man danaa ci góorgóorlu ndax loolu laa gëm daal. dëgg la comme que nag man loolu laa gëm. dëgg la. maa ngi ci góorgóorlu daal. mais ndax yow ci biir liggéey boobu. yaa ngi jéem a seet ndax xam nañ ñu ñëpp xam nañ Europe ni mu méttee. di ci seet tubaab yoo xamante ni dañ ci collaborer ak ñoom wala jéem a sax créer benn lu mel ni genre boutique. teg ko fi nit ñi di ci ñëw ak yooyu ndax xalaat yooyu yaa ngi koy am. waaw xalaat yooyu maa ngi koy am yombul nag waaye wax dëgg yàlla maa ngi koy xam maa ngi koy xalaat daal. toujours maa ngi xalaat ba xam nan la ñuy def ba passé fi ñu nekk. maa ngi koy xalaat. alhamdulilah mbokk yi ñuy seetaan ñi di leen fàttali toujours yéen a ngi ci seen émission Diso fii ci à 2ITV. soxna si ñu yor fii man tey jii su ma ko doon tuddaat ndax awma ci sax sañ-sañ waaye man naa xalaat ne tey jii mooy suñu Aline Sitoé Diatta fii ñu ne ndax jàmbaar la macha allah boo ko fekkee ci waar yi muy liggéey doo ko xamee moo góor ñi te li mu wax rek mi ngi jëm alalam di ko jëmale ci jaam ñi mi ngi dimbale ñëpp wax dëgg yàlla Moustapha le parcours d'un combattant la ñu wax jaar-jaar immigré succès immigré réussite maanaam succès sax maanaam waxaguñ mënuñu wax ne egg ngañ fa mais ñi ngi ci yoon bi yan gàllankoor moo la daan téye dëgg-dëgg ba bipp la nga bàyyi lépp ne xaaral ba dem ci aar bi. gàllankoor gi mooy bi ma nekk fi di liggéey boobu dëkkoon Corigliano nekkoon Capo Reparto xam nga. Capo Reparto sa fi nga doon liggéey waaw Capo Reparto laa nekkoon waaw man ñetti usine laa jaar yëpp Capo Reparto laa nekk. parce que lu may def dama koo gëm quoi. mu demee ba ci biir crise bi dab ñu. usine bi tëj. yaa ngi dégg may yeewoo ko jóg boobu man fu doomu aadama soxla dama ciy taxaw. mais jour bi ma soxlaa am naa jafe-jafe dama yeewu tëdd am na jour yoo xam ne ndox sax lay naan. te boobu amoon naa am na woon dafa fokk yi boobu yow kese yaa dëkkoon wala dëkkoon nga. boobu ma gaa yi ñëw dëkkoon. mais damay yeewu sax du ma fekk dara si waañ bi. yaa ngi dégg ba benn jour nag mu dem ba affaire yu metti man a xam ne maay taaw fii ma fi toogee kenn mu fekk dimbali ma. te boobu fekk naa fi samay mbokk. kon naaw dëgg rek a tax ñuy wax. yàllaa ñuy tiim nañ koy wax. ma xam ne lii arrangé wu ma génn bi ma génnee fanaan naa ci oto une semaine. Pordenone te kenn yëgu ko. bi ma jékki-jékki benn su ma ñëw Marino di Piave fekk benn ñag foofu. xam nga bu dëkk si booru bitig bi noonu ci kaw ma ne ko ndax amoo néeg buy loué boobu yoruma dërëm. mun am naa benn néeg buy loué 150 €. ma jël néeg bi teg ko ci yàlla. suñu waa kër xamuluñ ma dara nag parce que bu ma xëyee dinaa fexe ba ut lu ma leen yóbbu. affaire yi métti trop. boobaa bi ma soxlaa wax dëgg yàlla barki Seydina Mohamed ñi ma daa dimbali ñu bari dañ may romb nuyu ma rek dem
ndeysaan. billaahi ma noppi rek. ba benn jour ma dem si kolol yaa na fekk benn bitu ne fi ñag yi nekk. ma ne leen dama bëgg kuy dem nga woo ma def taxi boobu maa ngi benn oto bu ndaw. noonu ndànk buñ ma wooyee ma dem yóbbu leen ñu may jox 10 euros 5 euros 20 euros may dimbal sama njaboot. ba mat ñaari at ak genn wàll. billaahi ba ñi ma war a dimbalu wax dëgg yàlla xëy na mënuñu ko woon mais du woon loolu. boobu sama yaay woo ma ne ma ñu ngi may woo ne ma yow mi doo gaaw a ñëwaat parce que liggéeyoo da ngay tëdd ko jóg. ma ne ko yaay nekkal ci jàmm rek yow yàlla baax na man saa yi ma war a ñibbisi dinaa ñibbisi ma def liggéey boobu ba mu yàgg ba benn jour sama benn tubaab bu baax ne Moustapha da ngaa bëgg a ñibbi ma ne ko waaw mu xëy jox ma xaalis. ma ñibbi dem sama yaay wax ma lu bare bare ma ne ko àddina amul solo doomu aadama du fayantu mais man moom fekk yaa ngi may ñaan fa ma nekk jàmm laay nekk. bi ma ñibbisee xam ni dëkk bii ma nekk muy Marano su ma fi nekkee xam naa ne sama yokkute du gaaw. dëgg la benn jour ma dem ba Luna gii ma nekk ni tey seet sama benn xarit bu baax bu tudd Ahmed. xam nga ma xool dëkk bi ma ne ko Ahmed fii de bëgg naa fa dëkk. yaa nga ñun ma fii dafa ji yombul parce que fii bëgguñu nit ku ñuul. ma ne ko looloo tax mu bëgg fee dëkk nag waaw. noonu laa fa dem ba benn jour ma jël jéembe toog si centro bi nii di tëggantu ñetti tubaab ñoo ñëw. nit ak ñaari doomam. ne ma damaa bëgg sama doom nga jàngal ko tëgg. ma ne ko man aw ma nii ma ne ko man aw ma saal mun ma ñëwal sama kër. ma dem fa di leen jàngal. di leen jàngal ba ndekete si biiru jàngal bi ñu nekk sama famille ma xam ne ñooñu dañoo feebar boo xam ne dañuy sensé ni deret te ñoom amuñu xaalis ñu fay ma 220 euros jour boobu aw ma solo ma jëndee pasta. ma jël xaalis bi. mayaat leen ko ne ko yokk leen ko di fajoo ko seen doom yi. ba boobu nag la ma yàlla wan ne affaire di yokk may yokk di yokk ba tey jii nii yemul foofu ma dem Sénégal sama yaay woo ma ne ma xool sa photo yi ngay feccee dañ ma ko yónnee. ma ne ko yaay dinaa gën a fecc parce que fecc yi si ngay lekk si ngay naan si nga sol ganila ak jasineer boobu xamul te boobu ñu ko def ñëpp mooy ngi Sénégal rek du ñu dem du ñu bàyyi ko dem. waaw mooy li ma wax soxna si léegi. waaw mu métti trop li ngay wax ni c'est émouvant pour ñu bañ la pousser ngay sa xol di tooy. du ñu def lu dul demander waa régie ci li nga xam ne yaa ngi koy liggéey muy dem fu ne parce que yaa ngi ciy dem Suisse yaa ngi ciy dem France yaa ngi ciy dem Germanie fu ne yaa ngi ciy dem ñu demander waa régie ñu dugal ñu benn élément am ñu xool ko régie bu fekkente ni élément bi pare na ngeen balancer ñu ko. waaw dafa mel ni xam naa vidéo.
bu jaajëf mbokk yi ndeysaan loolu ngeen gis noonu un Africain qui s'impose laa ko mën tuddee parce que il est parti de rien pour agsi fi mu agsi li mu liggéey nii dañu daan gis suñu papa Doudou Ndiaye Rose moo ko daan def boole japonais yi américains yi toutes les nationalités jàngal leen tëgg bi ñuy tëgg Moustapha lii fan la woon. lii bellu na la woon mu nekkoon benn saagara day peer mooy saagara fête bi gën a mag ci dëkk boobu. fête bi kuñ fi woo ku ne rek da ngay nekk ni koo xam ni daal am nga tur. man maay premier africain yi bu fa ñëw nii proposé leen lii te bi ma leen ko waxee dañ ne ma yii africain fii du dox ma ne leen barki Serigne Touba dina dox. ndeysaan xam nga boobu ba léegi fête bi jour bi si la ñuy ëpp jaay saa amee si la ñuy ëpp li ñuy am xaalis. fête bi nii gëm-gëm la jeetaal mii da ko fekkee na ko ba taay. gëm-gëm soxna Dieng yow lii lan lay def ci yow nga gis lu mel ni doomu Afrique ñëw ci réew mu mel ni Europe nga xamante ni ku mel ni Youssou Ndour wala li ma wax léegi Pape Doudou Ndiaye Rose mooy ñëw imposer mais nga ñëw Moustapha ñëw imposer lii ci benn région. lii maanaam ndam la. lu rëy la lii mooy gëm sa bopp. dëgg la bu ñuy wax dëgg-dëgg gëm sa bopp lii mooy gëm sa bopp. ndax tubaab yi xamuñu woon ne dëgg-dëgg réellement lii am na. Moustapha ñëw wan leen ko ñu tekki seen bët. kon lii moo lay wan gëm sa bopp. vraiment ma di ko féliciter di ko encourager. ndax nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan la. leer na ma ne moom ba may woo may ànd ak moom di lal ci peggam. mën na am xañ na man li may liggéey lépp moom yaakaar naa ne am na ci loo xamee ne xañ na xamu ko woon. damaa gis am ci man yéene. bëgg maa jàppale mu di ma woo may ànd ak moom. groupe am vraiment ñoom itam ñu nekk nit ñu baax nit ñu yaatu ñoo xamee ne boo demee ki seen milieu da ngay defe ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. xam nga loolu déjà dafa rëy. c'est ça c'est vrai. wax dëgg yàlla man xolam moo yaatu. yàlla na ko yàlla fay xolam man dama koy ñaanal ne ko yàlla na ko yàlla fay xolam ndax nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan la man heure bu nu amee programme maa ngi ci seen pegg xatalul ma benn yoon. man bañ naa ko ba dul ma laaj sax du licence wala dara dul ma ko laaj ndax Moustapha fu mu mën di dem danaan leen si sunu groupe la bokk ñun ak ñoom ñoo ànd. Moustapha bu fi nekkutee dem Sénégal itam tubaab yaa ngi ne Moustapha dama bàyyi ma fenn ñoom daan may woo ne ma jiyee ñëwal ñu dem. yaa ngi dégg maanaam létt yi nga xam ne Mariama da koy létt sax seen kii yam publicité yi muy def sax da ko ciy def ci biir ne leen am na matériel africain yu ñuy jaay ak létt xam nga loolu mooy yëfi nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla wéral ko bàyyi ko njabootam lépp loo xamee ne daal bëgg na ko ci yàlla ko ci yàlla may ndam defal ko ci la kaw a njort man loolu laa koy ñaan fàttali mbokku téléspectateurs yi rek toujours que ni mën ngeen intervenir ci cette émission en direct numéro baa ngi noonu di daw ci suuf Kiki nous revenons sur les images que nous venons de voir. Quel est Non, mais je pourrais dire simplement que Moustapha est superbe de sa manière de le voir avec tout c'est compliqué qui est en train de faire de la bonne musique. C'est pas évident. Non, mais c'est quelque chose de très 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 émouvant et j'espère que lui continue toujours à aller aussi haut. Ok, et puis peut-être il fait des spectacles où il arrive à prendre les petits noirs avec lui, qui arrive à prendre ses sorts. Un jour devenir comme Moustapha parce que c'est un génie. Moi je pense bien qu'il c'est un génie. Voilà, léegi ñu dellu si waat rek ci suñu émission diisoo comme ni ñu koy waxee saa su ne diisoo toog waxtaan la di fàttali mbokk yi rek li ñu fi dajale mooy waxtaan déggoo ànd nekk benn. c'est problème yi nga xamante ni immigré dañ koy dund le plus souvent ñu trouver ci ay solutions Moustapha ci sa wàllu liggéey ndax li la ay sénégalais di contacter pour jàppale la bari na waaw wala déet wala yow tubaab yi da ngay liggéeyal. loolu donc laaj naa sawar trop waaw apparemment les remercier ñëpp da gën a baax rek ndax ku baax la lu baax la yéen ma gën a baax foofu mais avant loolu dama bëggoon nga lépp li may def lépp nii am na gars yu nekk sama ginnaaw yoo xam ne bu doon ñoom tey du ma àgg fii. mooy ñi nekk fii ci biti nii mooy sama gars yi. moo staff lii non sama staff. Elisa Barbara. ñii li ñu daj ci man mënuma la wax lépp kii xam na ci dara. mais foofu ngay wax noonu Sénégalais mu ci jàppale mën naa ne yow yaay premier Sénégalais boo xam ne moo ma woo fii tey du ma ci jox loxo mais Sénégalais yi ma ci jotoo xam yépp ku dégg sa bàmmeel man maa leen di jàppale.
mais ak événement yi am yëpp. association yi ne fii di organiser duñ la musuñu la contacter. musuñu ma contacter te Sénégal musu ñëw si man bu paree day tàllal loxo ma jël jox la même su ma yorul dara nga dem wante problème mooy yàlla baax na bis bi ñëw daal xam naa ni lépp dina changer mais Sénégal moom sa jàppale moom yow mii la ak jéetaal mii may jox xel saa yu moom meree ba woo ko mais yeneen Sénégalais dañuy ñëw moo bu leen sama bunt parce que sëñ Juba ma jox leen lépp xaalis ak lépp. yaa ngi dégg mais buñ paree jërëjëf ba daal leneen laay déggaat te damay kii xam na damay man. mais est-ce que sa groupe bi kon am na ay sénégalais yu ci nekk di yëngu ak yow. sama groupe bi amoon na juróom-ñeenti sénégalais yooyu ñenn ñi amuñu woon liggéey maa leen utal liggéey séjour utal leen liggéey ci usine ba am ñoo xam damaa bàyyi sax usine bi ma doon liggéey jox leen ko ñoom. billaahi jox leen usine bi mais yemuñu foofu dañoo mujj dellu si bellu na ga ma dëkk di dem si tubaab benn. pour di concurrence ak yow. non naan leen man li ma wax du dëgg man baaxuma man du ma géwél sama papa li sama yaay li ma joow ci ba sànn. mais nag c'est pas possible. moomu mii ak ñoom Elisa ñoom Lino ñoom Barbara ñoo ma jàppale mais demoon naa ban damay bàyyi Europe dellu sama gaal toog naa ñeentat yoo xam ne lu ma lekk damay wàccu ñu àgg ci loolu. billaahi kayit yaa lu ma lekk damay wàccu ñoo ma jël jéetaal ma di may xelal ne ma bàyyil noonu mais dama doon dem mbaaliwaat Sénégal yi nga gis ma ne ànd ak ñoom yëpp ku dekk sa bàmmeel tey la yàlla ñu wax ko ba ma nekkee fee di fa tedd di leen ne kaa leen ñu tëgg bu ñu tëggee concert 1 heure de temps la ñuy tëgg ma jox leen 50 euros amul benn usine benn waxtu rëm tam bi tam ma jox la 50 euros. ba ma commencé tekki di dañ dem si tubaab bi ne leen kii am na lii Sénégal ba pare ñëw ba ci man fi may tëgg di fayeeku ñu fay laaj gratis ànd ak ay tubaab yoo xam ne nii dama leen a bàyyi di ma romb nii di sol sama yére yoo xam ne maa ko jënd ñu may ñaawal mais man sëñ Tuubaa laa gëm ak yàlla ma ree ne leen bis dina ñëw di ngeen ma baalu tey ñëpp baalu nañ ma baal naa leen. mais nag loolu doy na waar mbokk yi ñoo ko déggandoo ndax li mu sedde fii mais nag li am solo ci àdduna la may wax saa su nekk bañ ku yàlla bañ bu fekkente ni da nga bañ ki nga xamante ni yàlla da koo bëgg sonal nga sa bopp ndax bu yàlla ne waaw ku bëgg noppalu neel waaw ànd ak moom. soxna Dieye dégg nañ li mu sedde léegi yow itam am na loo jot expliqué ci sa wàllu liggéey yi waaye tey jii bu ma la doon laaj maanaam ci suñu wàllu dundin ñun immigré ndax jotul ñu defaraat suñuy toogaay yi bu fekkee am na looy coppati ci li ngay jàngat booy def ci moom rek ci li mu wax nii. waaw jot na ñu soppaliwaat suñuy toogaay ndax ñun suñu problème mooy soxor. la cattiverie. vraiment soxor yàq na lu bari te gis nga nit ki li naan fa yàllay defaree doomu aadama mënu fa àgg ba day yàq. Moustapha li ko yàlla may yàlla moo ko may. jaarale ko ci loxoom alaa kulli haal day am. parce que nit judd na ci ngéwal te li man jeex na yàlla moo ne woon Moustapha belunu gi fa lay sanc tubaab yi moo leen di jàngal ci loxoom la ko jaarale ku bëgg day am ku bañ day am. kon luñ ko ci iñaane bu la waxee li nga xamee ne moo ci nekk lépp nit ñi foofu dañuy dem fa muy nekk sax ñuy jël ay téere ak ay gàllaaj di ko fa indi Moustapha ngi nii dama bàyyi ma fen wallaahi tallaahi dañuy dem ci sëriñ di def lu bon ba sëriñ bi ñëw di ko wax loolu lu ko gën a ñaaw. maa ngi tur yëpp. loolu lan moo ko gën a ñaaw. loolu lan moo ko gën a ñaaw yow nit ki yàlla yow doomu jàmbur ji xamoon lu ko ndeyam boote. bàyyee ko noonu boo ko mënta dimbale encouragé ko da nga koy baax ci li mu nekk. man feetu xale yi septembre vélo yooyu nga gisoon que salle bi yëpp ma ko doon joxe ci Moustapha mii la jóge wallaahi laa la vélo yooyu yëpp ci Moustapha mii la jóge paquetu kaye bu ma def ci kaye xale yi nga xam ne joxe naa fa 400 paquetu kaye boo ci gis am na paquetu couleur ci Moustapha mii la jóge xam nga wax sa mbaaxuwaay du wàññi sa mbaax bu dara ñàkk ki ñaan gi may wax ci yow rek dégg nga kon moom bu ko neexoon matériel boobu bu ko neexoon dajale yëpp yóbbu ko Sénégal mais dafu ko daf ne ma sama jigéen nga te da ngay dimbale nit ñi ngir yàlla ñëwal jël wàññiwu ko dara man mi wàññiwu ma dara kon nag dafa jot nit ñi ñu xam ne nit ki lu yàlla na mu ci moom kenn mënta fexe bu am jeetaal li yàlla dogal ci moom ala kulli halim dafay am Moustapha mii noonu yow mii noonu kii toog noonu kon nag ñun nanu bàyyi añaanante bi yéenante jàmm gis nga nit boo yéenee nit jàmm rek ngay añ waaye boo yéenee nit safaan boobu mooy ëlbatikuwaat jaan ñëw màtt la. dëgg la mon très cher Kiki
j'espère que tu n'as pas trop bien saisi ce que nous venons Oui, d'expliquer. ouais. Mais en grosso modo, nous pouvons en tirer un petit mot. La méchanceté dans la vie quotidienne des immigrés. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, sur ce sujet, c'est un sujet qui est très grand à parler. Je plus ou moins comprends que sûrement, quand il débutait, sûrement il a eu des difficultés. C'est pas souvent les personnes qui sont loin, mais plus proches de nous, qui nous mettent dans des très difficultés. Mais en fait, aujourd'hui, bon, tu sais, souvent on dit le parcours fait l'homme ce qu'il est actuellement. Okay. Alors là, je suis qu'il devait faire ce genre de parcours. Yeah. Ok, la méchanceté, c'est quotidienne. Ok, mais il faut souvent se voir toi-même que tu es fort, que tu es un grand homme et tu dévances. Et c'est ça que la chose que moi je peux dire parce que en fait, c'est quotidien. C'est quotidien. Absolument. Donc, cari amici, avete capito la maggior parte della discussione. Abbiamo qua dei inviti che parlano del loro percorso, che è stato un successo, posso dire, tra virgolette. Allora, ci sono delle parti molto difficili e altre parti che come del pane da mangiare, posso dire. Però posso dire che quei immigrati che sono qui non vengono solo qui a immigrare per loro stessi, ma lavorano per conto loro e conto anche degli altri. Per esempio quella signora che è qui, allora sta facendo un lavoro veramente da applaudire. Sì, perché uno che va a lavorare guadagna per esempio 100 euro e dice i miei 100 euro lo divido in tre, una parte per la mia famiglia, una parte per il mio materiale, l'altra parte per chi ne ha bisogno. Chi lo fa tra di noi? Se contiamo uno, possiamo contare altre 100 persone e non ne troviamo la seconda. No, beh, assolutamente. Su questo presupposto qua io parto dicendo già un sorriso verso la signora perché è una parte umana che abbiamo perso ultimamente. Sembra che addirittura quando emigriamo del nostro bello continente, una volta arrivate qua, come se siamo dei nemici addirittura. Invece di farsi un gruppo insieme per poter riuscire a affrontare, ecco, noi dobbiamo prendere l'esempio della signora che sta facendo, perché non è una roba da poco, ma bisogna dare elogi alla signora. È una grande signora, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di sostegno. Assolutamente. Quindi signora Diatal, veramente torniamo tra di voi. Regi, se possiamo avere un altro video di Mustafa.
mbokk yi comme li ñu ko doon waxee Moustapha le maestro, un ragazzo del Senegal che vive in Italia, che è diventato maestro della musica, dell'arte africana in generale. Perché avere degli italiani, insegnargli il modo di suonare il tamburo non è una cosa evidente. Du ñu def lu dul bàyyi leen ak suñu invité yi ñu defal leen une petite démonstration ngeen xool li ñuy def Moustapha ak sa équipe ñu déglu leen tuuti. Merci beaucoup. E grazie mille, signor Lino. Vi do la parola. Spiegaci un attimo che tipo di suono è quello. Il suono dei tamburi è il suono della terra, del cuore, dell'anima. Ti rimescola tutto dentro quando suoni il tamburo. Non sei, ti lascia andare il tuo spirito, la tua energia. Ti senti di condividere l'universo con tutti coloro che sono vicino a te. Grazie. Allora, lei si presenta, come si chiama? Mi chiamo Barbara. Barbara. Come hai fatto per integrare il gruppo? Allora, io sono col gruppo da 5-6 anni. Mi è sempre piaciuta la musica, la cultura africana, poi ho visto lui e il suo gruppo che sono arrivati a Belluno, hanno fatto i corsi e ho partecipato ai corsi dall'inizio e da lì non sono più uscita. È bellissimo. E ti piace? Tantissimo. Tamburo, il ballo africano, bellissimo. Allora, waaw kii moom duma ko làkk italien duma ko làkk nasaraan olof yi set wecc laa koy wax. waaw jëwriñ. waaw mbër. dégg naa li nga tëgg léegi. waaw ndax dafa am loo xam daf ci nekk ci suma deret. non mooy sama deret mooy ndënd yi. parce que kii sama cousin la moom moo ma jàngal mosuma tëgg. ma nekk Italie léegi mosuma tëgg. non li ma xam moo ma ko jàngal man sama cousin la nii man xam nga aar nii du ma géwal du ma ci tus moom moo ma jàngal lépp. non macha allah moo jàngal lépp parce que li ngeen def nii wax dëgg yàlla de ça c'est émouvant. parce que ñëw li ngeen fi tëgg jaar na yoon tegu na ci temps te vraiment mais yéen yan difficulté ngeen di am par exemple pour def seen tournée yeeg yooyu. waaw et puis beneen laaj bu may laaj. sabar yi yéen koy foor wala dañ koy fooral ngeen. waaw genn wàll gi Moussa moo koy foor xam nga moom waaw on va tout faire la moom da ngay ree ba tas ay bagages am man tuuti def ma ci doy quoi. waaw mais yenn yi nag daf koy jëli ji quoi da koy jënd indi ko fii nii ñu fay ci xaalis bu weex tàll xaalis bu bari. si waaw parce que affaire yoo xam nga transporter ko c'est pas facile. dafa métti quoi. si ba gars yi jàppale wuñu ko parce que bu ñëwee affaire bu ñëwee ba Venezia aéroport. bu démarré day fayaat. parce que gars yi li lay wax nii affaire yi buy ñëw. li gars yi wax ak li nekk. mooy loolu ci déclaration bi voilà léegi boo demee saa yi day mal foofu noonu woo ma ni ma gars yi may fay la waat ma ne ko fayal rek mu jël rek. waaw comme say bagages la suñu borom moo lay jàppale. et la signora lì la bella signorina. Allora, a lei il tamburo che hai davanti a te come si chiama? Questo è un dudumba. Tumba, la tumba. E dove l'hai imparato? Ti l'ha insegnato lui? L'ho imparato qui, da Mustafa? Da Mustafa, assolutamente. Tamburo e dudumba, tra l'altro da poco che suono il dudumba e è una cosa strepitosa. Bello il tamburo, il dudumba ti dà ancora di più. E una domanda un po' più complessa. Quando iniziavi a suonare i tamburi, che effetto ha fatto nei tuoi intorni?
vuol dire nella tua famiglia? Diciamo che l'inizio non è stato propriamente facile, perché comunque è una cosa per quanto poco diversa. Non è stato facile, però insistendo, diciamo, continuando, sì. La cosa pian pianino sta entrando. Ottimo. Allora, mbokk yi li ngeen gis nii c'est pas quelque chose de facile. Maestro Moustapha, comme je l'appelle, le parcours d'un combattant, parce que lii un vrai combattant moo mën a def lii nga jógee Sénégal nekkoon nappkat bu ñu lay buun ci géej gi léegi nga wax li ne ci géej gi parce que moo nekkoon sa métier nga jógee fa ñëw nekk opéra yi stand by loolu ak difficultés yi nga rencontré nga ne non ça ne suffit pas je vais m'imposer. Moustapha boo toogee di seetaan sa groupe muy tëgg lan ngay yëg. du may dul kontaan rek di xam ni lépp lu waaye def daal gëm-gëm daal moo ko war quoi, parce que gis nga xool ay ñoo xam ne ay italien lañ duñu ay africain di def loo xam ne nii am na sax Sénégal duñ ko def te yow mi la nga ko jàngal nampoo ko loolu dafa nekk lu garaaw. jaajëf dafa nekk lu garaaw. waaw léegi lañuy laaj rek vi prego di darci un altro suono per 30 secondi così sentiamo qualcos'altro. Ok? Quindi participeremo all'esame. 1, 2, 3. Grazie mille. Alors mbokk yi ñuy seetaan seen émission diisoo gis ngeen tey jii fëlli nañ ci beneen anam diisoo lii la parce que ça parle toujours de l'immigration. di fàttali mbokku téléspectateurs yi que mën ngeen intervenir en direct yéen ñi xam Moustapha xam Soxna Dieye xam Lino ak ñi teew fii ñëpp wax dëgg yàlla du ñu def lu dul delluwaat régie ñu dugal ñu beneen vidéo Moustapha ñu seetaan ko dellusiwaat ak yéen jaa ngeen jëf régie. waaw mbokk yi li ngeen seetaan noonu vraiment neex na ci xol lu ñu def lu dul di delluwaat ak suñuy invité waxtaan ak ñoom gën a yaatal ci diisoo Kiki ma question est de savoir ta façon de s'intégrer dans la communauté italienne ça a été facile ou pas? Bon, disons que l'intégration ici en Italie, ça dépend de deux manières. Ok, une fois que tu as la possibilité, que ça veut dire que tu as les parents qui sont ici, que tu viens, tu prends tes documents, les lendemains, bon, tu vis une vie. C'est plus simple aussi pour nous qu'on est venu aussi à bas âge. Et on a commencé, on a fait l'école, genre des choses, beaucoup de choses avec les écoles primaires. Alors là, c'est quelque chose qui est... C'était plus facile par rapport à voir quelqu'un qui fait le tour de la Libye, et il prend la mer, il arrive ici fortunément, il cherche sa vie. Et parlant de la Libye, ouais.
Tu es au courant de la situation actuelle, qui ne date pas d'aujourd'hui quand même. Oui, bon, la situation actuelle de la Libye, ça rend triste, ok. Et j'ai su des prisons qui sont en fait, ce sont des choses qu'on voit de l'autre partie parce qu'on est ici, on vit pas ça là, directement. Et il faut qu'on fasse quelque chose, hein, comme la terre. Mais ne sont-ils pas acteurs, nous-mêmes? Oui. En fait, nous sommes les acteurs principaux. Oui. Entre parenthèses. Dans la mesure où, si je peux m'exprimer ainsi, c'est nous qui aidons nos frères, nos sœurs, nos cousins, qui font la traversée du désert. C'est la raison pour laquelle je me dis, nous sommes des responsables de ce qui se passe actuellement, tu voulais dire. Oui, bon, je peux dire en quelques moments, bon, la diplomatie qu'on doit avoir en Afrique par rapport à ces genres de mouvements. Bon, et je suis aussi qu'il y a ces genres de choses, mais la communauté africaine n'a rien fait pour le moment. Et les enfants, ils sont là et qui sont en train de mourir parce que c'est tous les enfants de l'Afrique qui font la traversée. waaw soxna Dieng bu ñu dellusiwaatee ci yow jaar-jaaru immigré la ñu wax tey mooy ndamal immigré tey jii sa waa kër yi nga xamante ne ña nga Sénégal ñoom naka la ñuy dundee ak yow ci maanaam kër gi wala sax ñu ne fii nga xamante ni bala ngay ñëw sa kër mu guddi yaa ngi topp ci tey jaam ñi ñeneen saa yi xam nga defal nit sax du la sant du la gërëm waaye li olof di wax naan gërëmul suñu borom mopp bu jëw mu aadama ñoom nooy vivre ak ñoom situation bi ngay dund yow. kër ji rek daw rek. waaw moom gaa métti rek. métti na torop ndax daanaka sama kër moom gaa benn sëriñ wax na ma ko un jour war na ma téléphone dama soxna si damay bëggoon ñëw sa kër seet si la ñu ne ma ku lay làqatu ñëw sa kër. waaw ma ne ko kon bu ñëw. waaw loolu moom dafa naa ni moom. mu ne ma damaa bëggoon ñëw sa kër seet si la léegi gars yi na ma jarul may ñëw sa kër ndax ku lay nëbbu di ñëw sa kër ma ne ko kon nag yaa ko wax. waaw mii loolu te loolu dara waral lu ko dul nekk. waaw ma ne ko kon nag yaa ko wax wax dëgg yàlla man li may toog bëriwut. ñëw sama kër rek te ñëw fa fekk ma fa moom. wax dëgg yàlla moom néew na lool. waaye nag maa ngi sant yàlla. ndax li may sant yàlla mooy sama doomu jigéen Daba moo ma jàppale. ndax vraiment man li may toog sama kër bëriwut fu ma toll maa ngi ci yitte doomu aadama yi boole ko sama yitte déjà loolu rek coono la. waaye yàlla may na ma njaboot goo xamee ne macha allah comprendre naan ma sama borom kër nekk fi dëgg la mais bu fi nekkee li mu mënti kéemtalaay kàttanam mi ngi ma ci jàppale. sama doom Daba mi ngi gérer kër ga na mu ko war a gérer mi ngi toog ci kër gi mi ngi jàngal ay rakkam alxuraan mi ngi leen di toppatoo. ba tax na aw ma benn xalaat. wax dëgg yàlla macha allah mu tëddee na may nelaw. ndax lépp loo xamee ne man waroon na ma fa te defuma ko. moom matale na ko. kon dèjà loolu rek sant yàlla la ma ko ciy sant di ko gërëm. di sant ay rakkam yi déggal nañ ko ba nga xamee ne fu mu ne leen foofu la rek. foofu la kon dèjà loolu rek maa ngi ciy sant yàlla ndax bu fekkoon ne. mel na neneen kon damay gën a sonn. dëgg la bu ma mënee sama liggéey fu mu mën a àgg rek gannaaw yàlla moom am na ci wàll. alhamdulilah ndax su fekkoon ne dafa mel neneen la ma bëgg lépp du ma ko mën. dëgg la kon dèjà loolu moom ma ko ci sant di ko ci gërëm. macha allah jàppale na ma ci wàll googu. yàlla na gën a sax. allahumma yàlla na yàlla cëral. amiin amiin ndax wax dëgg yàlla lu baax rek moom solo. dëgg la lu baax moom kenn amul payam. dëgg la nit koo xamante ni dafay jël yitteem xam-xamam ak dooleem yëpp def ko ci jaam ni yàlla rek moo koy fay. dëgg la Moustapha suñuy dellu si waat ci yow sànq waxtaan nga ba mu yàgg nga dugg ci point bu sensible mooy ñi nga xamante ni dem na nga ba sa waajur sax di jël say photo naan la photo yi dañ ma ko yónnee ndax nee naan fecc ngay liggéey Italie tey jii boo demee ba won ko li nga xamante ne yow imposé nga ko fii nan la def ci moom ndax accepté na loolu ba léegi wala ba léegi mi ngi bañ. waaw dama ci kontaan parce que bi ma dem ñibbee ci tabaski bi defar këru 2e étage kër gu rafet. néeg bu nekk salle de bain lépp or na ko ba mu naayis ñëw na ko toogal mu toog ma ne ko defaral ñaari salle boo neex dugg bii gan bii yaa si tëdd. néeg bu ne ma dugg ko fa télé xool ko na ma ne ko lii laa doon moo tax ma rey sama bopp. dëgg la ña doon wax bu ñëwee fii jox la ñu naan ñu lekk ñu sangu ñu dem. waaw ba ma ko waxee sa tamit ñooñu ñoo ñëw ma jox leen lépp ne leen àdduna mu ngi nii. waaw loolu looy def olof di wax naan noonu boo ko bëggee duma da nga koy teral. léegi loolu defe naa ci kër goo xam ni
si sama kër yi maam. boo rombee di nga téen. macha allah. kon maanaam tëgg du géwél du dara. loo gis ak métier la. non aar moo amul frontière. aar moo amul frontière moo tax dañu war a jox cër ñi nga xam tamit ñoo yëngu ci aar bii. parce que tey si ñoom laa wéeru ba tey may dimbal sama njaboot mais bu doon xëy wàcc rek xam naa ne kon dina métti te maay taaw. dëgg la maay taaw. mais yow bi ngay tàmbali jëmbe yi xam nga ku wax lu mel nii sa xel ci Doudou Ndiaye Rose la jëm parce que moo ko fi imposé au niveau mondial ndax jege nga ñu mel ni ay njabootam wala ñoo xamante ni ay géwël lañu ñu jàngal la ne la bàkk bi mooy bàkk sàngam wala kii kat wala tey jii su ma ñëwoon ne la sabar gi lii la ndax yow sabar xam nga ban der lañ koy foore. sabar sabar moom xaw ma ko parce que man du ma ko utiliser quoi jëmbe rek. jëmbe waaw kon jëmbe ak sabar bokkuñu li leen di foore. non bokkul parce que sabar bi ñëw moomal ñëw ma jox ko mais man si lii rek laa doon yëngu. ok après bi sa waay kii ma ne ko ñamal sabar bi da nga kii quoi. muy deru xarak deru bëy deru nag. mais sabar moom la ñuy fooree nii. ndax sabar moom biir na ma ni moom deru bëy rek moo koy foor. waaw bu dee tama. bu ndaw bi. moom deru mbët. loolu moom waaw déet xam naa ko parce que samay maam dañ ciy yëngu. man si lii rek laa doon yëngu. lii nii moo demee Sénégal damay bàyyi bay bëccëg ma jël sama taxi yoxos dem Dakar si benn waay mi wax kiis ma ne ko jàngal ma ne ko jàngal ma bale yi jàng ma li ni mu tudd ñëwaat tëdd sama néeg parce que boobu jamono boobu samay famille dañ cee xawoon a mer mais chaque at ma demee Sénégal damay jàngi ba pare li gën a garaaw mooy message bi may wax lépp bi may wax dama koy gëstu xam nga parce que école yi may dem tey xale yi li ma leen wax mooy Afrique daa am valeur Afrique dañ ko war a jox cër parce que way bi lii moo tax way bi lii moo tax bu ko defee ñu màggaale xam suñu valeur kon foofu drapeau Afrique lay li olof di wax naan bari wax xam li ngay wax da ko gën voilà te comme culture ngay jàngale aussi waaw yoon la loo ciy def rek nga teg ko ci yoon voilà xamal source bi ndax art histoire la voilà dafa am lu muy tekki waaw ne leen nag boo leen demee YouTube di ngeen ko gis parce que man ginnaaw xam nañ ma dama wax loo xam ni amul damay dem gëstu di laaj sama géwél yi di laaj sama xarit xam ne ñoom ñoo gën a xam parce que doomu Doudou Ndiaye Rose bi nekk Mesra maa ngi koy nuyu xam nga Issa dama fay waadaan xam nga dama fay dem xam nga di ko laaj parce que booy dund ci benn affaire da nga war a xam lu mu doon dëgg la moo tax sama premier sound Doudou Ndiaye Rose laa génne jàng ko tëggal leen ko fi tey bu ñu ko tëggaloon nga ne déedéet waaw Doudou Ndiaye Rose bi lépp mën nañ ko bale yi tamit damay woo ay Maliens ay ñu jógee ba France di leen fay ëpp ñu may jàngal di jàngal tubaab bi dama leen di fay xaalis bu weex taal. loolu moom xam naa ni DG mi ngi ñuy dégg prochainement booy def affaire yu mel noonu war nga ci contacter télévision bi parce que moom tam li ko fi teg dara teg ko fi lu dul immigré lu jëm ci wàllu immigré lu jëm ci njariñu immigré doxu ci la télévision des immigrés la voix des immigrés mooy télévision bi donc li nga wax nii wax dëgg yàlla rafet na kenn amul lenn lu mu ciy teg xanaa du ñu def lu dul xam naa li ñu des ci waxtu bareetul ñu ñëwaat ci kii pour te demander le mot de la fin et quelle suggestion faites-vous à tes frères et sœurs immigrés, la question d'avant. Bon, en parlant de ça, il faut se faire des efforts, apparemment toutes les immigrés, de se donner un point de vue, un point d'arrivée, et de prendre beaucoup de savoir. Parce qu'il fait l'exception. Il fait l'exception parce que ce qu'il fait, c'est très, très bon, joli à voir aussi, parce que c'est pas de tout le monde. Et j'espère bien que ça va en fait de cette manière que de plus de personnes prennent des exemples. Il faut qu'on se sorte, pour qu'on ne dort pas trop, on fait. Il faut que le mairie il se donne, parce que ici, oui, on est de passage, mais une fois qu'on est là, il faut créer, il faut laisser quelque chose aussi aux autochtones avant de quitter. Absolument, oui, c'est ça. Absolument. Soxna Dieng xanaa ñu ñëwaat ci yow di la laaj li ma ko laaj sànq ci la ñuy dellu si. xew-xew bi ak xew libi. parce que semaine passée doon nañu ci def benn émission après des problèmes techniques ñu am ci cëppaandaw gi mais dañ koy jubaat. yow bi nga gisee loolu nga xamante ni tàmbaliwul tey. amoon na ay at ci ginnaaw xëy na si yéen daf ko yeewaat. lu mu def ci sa conscience. maanaam affaire bu daw yaram la man daanaka dama seetaan tale damaa digg rek rumeur ñuy wax naan li bi Sénégal ay fay dem ñu ngi leen di rendeek ñu ngi leen di rey ak ñu ngi leen di lakk ak affaire bu metti la man li may. jaam mi sax di leen jaay mi ngi noonu muy affaire bu metti ci xol. may ñaan sunu rakk yi nekk Sénégal ak sunu frères yi ñu bañ a awati yoonu libi
te xam ne la Olof Njaay nee na fu waay nekk sa wërsëg fekk la fa mais xam nga ñun Sénégalais dañoo am problème suñu problème mooy muy sa mag boo bokkal ndey ak baay wala sa rak sa frère koo ne Europe neexul mu ne la bu naqari woon nga ñibbisi boo ñëwee da ngay delluwaat te xamuñu ne xob lu ko dugal ci kam génnewu ko fi waaw nit ñi xameewuñ ko loolu koo ko ci wax du la gëm koo ne Europe metti na ñu ne bu metti woon boo di dimbee da ngay ñëw toog ma leen di ñaan àll bi ñuy dee wàcce seeni famille naqar boo xamee ne du mës a jóg ci ñoom lu ko gën a metti amul nanu yërëm suñuy yaay yërëm suñuy mag yërëm suñuy famille yërëm suñuy rakk te xam ne bu fekkee ne mënuñoo am ci yoon wu leer wu ñuy jaar ñu toog te jàpp ci yàlla te xam ne yàlla ñëpp la fi nekkal wax dëgg yàlla metti na ci xol maa ngi leen di masawu ñoom ñëpp di ñaan daal yàlla na yàlla ëlbati xel yi tàppe xol yi ba nu def ci seen xel leneen lu dul yoonu Libi maa ngi koy ñaan yàlla Moustapha ñu jox la kàddu gi yow tam laaj la ci loolu rek même question bi xale yi nga xamante ni gis nga tout dernièrement Libi vidéo yi génn ñu ne ñu ngi leen di jaay ñu ngi leen di rey man démb rek safala barki démb am na ci ku ma ci defal benn témoignage boo xamante ni 2 ans de prison la fa def Libi ni ko naar yi def dafa dem sax ba def opération fii loos bi da ko opéré poxotaan bi opéré benn rein bi parce que dañ ko ci dóor ba mu aju weq yi koo xamante ne ndeysaan nee na ma ndigli dafa dem ba yax yi fëll muy xeeñ te kenn defu ci effet maanaam ci li ma expliqué li ñu génnee lu néew la parce que prison yi foofu nee na c'est des prisons yi gën a péjoo mooy souterrain yi nee na bi mu njëkkee génne ñu génne ko ci biti xàmmeewul boppam parce que karaw gi day daanu loolu yow ban yëg-yëg nga ci am ak ban conseil ngay jox ndaw ñi nga xam ne ñi ngi def traversée boobu. waaw loolu am naa yëg-yëg bu métti parce que conseil bi ma doon jox xale yi jee wax na ko xam nga parce que li nga wax ni dama koy confirmer rek parce que man bellu na fee am na këru immigré yi nekk yu bari yu fa nekk xam ne profugo yi man dama fay dem ndeysaan di maanaam yëre yi ñu may jox tubaab yi ñu may jox ak dàll yi man fa laay dem di leen ko jox ak lii ñu am as néew chaque weer dañ fay dem di leen jox loo xam ne nañ mën a woo seen waajur ba pare di leen conseil loo xam ne maa koy def à part ak sama gars yi ka duñ ci fayee ko dara ñi am naa ko ñoo xam ne seen bali fital yi fii lañ ko dindee bellu na ji am ñoo xam ne ay problème xool ñi xam ne am ñoo xam ne benn bët lañ fi indaale ka dañ leen a mujj di leen yóbbu hôpital di leen kii di leen faj waaw li may jox conseil daal mooy comme li mu wax rek xam nga nañ moytu yoonu Libi bi xam nga nit ki foo nekk sa wërsëg nekk fa parce que li ñu yaakaar moom fii xam nga ñun moom lañu yaakaaru mais du loolu donc bu ñee kaaw jeexal na wax ci loolu ci dugal génnewu la ci kaaw mooy kaaw boo duggee xam nga kaaw ni ko nasaraan ba kaaw moom mooy souterrain pax mi ñu war a xam ni millions yi ñuy fay pour mën a ñëw fii bu ñu toogee suñu réew yu anam maanaam bu ñu liggéeyee nañ ko am parce que Europe bu njëkk ba Europe bi bokkul bu njëkkoon jaroon na ko mais léegi si nii ñun suñu bopp dañuy am problème ak weer bu dee waxuma laa ki fi ñëw xam leen ñaan daal mooy ñu def attention xam nga yéen li ngeen def lu rafet la ngeen wax suñu àq bu baax a baax ñu wax ci daal xam nga xel du doy daal. jërëjëf waaw mbokk yi dañu yegg ci suñu cëppaandaw li sababoon émission bi mooy li jaar-jaaru immigré la tey moom la diisoo indi di leen wax nii di ma ko waxee woon ci ubbite gi rek immigration la sëñ Fallou daan wax santut am da nga fay amee alal mbaa nga amee fa xam-xam kàngam yi nga xam ne moom lañ teg fii tey kenn ku ci ne ci seeni wax gàtt na xëy na mënoon naa gën a yaa ndax bu ñu ko doon étaler fii ba suba kenn ku ne di wax fi nga jaar du mas a jeex waaye ci tënk rek moo di dañ koy dénk ñëpp boo xasee ba jóge sa réew dem ne da ngay wuti bul toog fexeel ba looy wut nga teg ko ci yoon fexeel ba looy wut mu sell te bañ a yàkkamti te ñëpp itam commencé ko ci suma bopp tey émission bi ngénte bi ma koy ngénte mooy li ma waxoon sànq rek soxna si laa koy tuddee ndax li mu def yombul dañ daan gis jigéen da daan daw di wut di ko takk ay or di jënd oto yu rafet di soli jesner mën na ko mais daf ni man kat sama lépp dama koy jëmale ci jaam ñi naar ak wolof ak tukulóor ak saraxuleeg bambara ak nigérien camerounais togolais toute race confondue soxna jeetaal mention spéciale di leen sant di leen gërëm di ko joxaat kàddu gi rek je vais donner la parole
à cette belle dame et elle va conclure pour nous dire au revoir parce que l'émission d'aujourd'hui, je le dédie essentiellement à sa modeste personne. Parce que c'est un exemple pour toute la société, non seulement pour la société sénégalaise, mais pour la communauté africaine en général. Soxna Diatta looy tàggatoo. jërëjëf li nga wax rafet na kontaan naa mënuma la fay kontaan naa ci loolu wax dëgg yàlla nii rek la ma ne ko nii rek la maanaam sant nañ leen gërëm leen di ñaan yàlla seen liggéey yéen a xam fu mu bëgg a àgg yàlla na ko fa yàlla àggale. Au passage ma leen di yëgal feetu xale yi may def at bu jot feetu nataal bi le 23 décembre la incha allah maa ngi koy yëgle waale fi ma kanaan defee at bu jot dina aussi ma leen koy yëgal yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di sant Omar Ndiaye ak ñëpp ñuy liggéey ci télé bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant Moustapha di ko ñaanal moo xam fu mu bëgg a àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ak sunu grand bi toog moom itam xaw ma nu mu tudd waaw ma di ko sant moom itam di ko gërëm jërë ngeen jëf merci kontaan naa ba beneen incha allah jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu di leen sant di leen gërëm rek di wax un dernier mot en 5 secondes ku ñu tàggatoo Kiki le dernier salut. Ouais, bon, au revoir et à la prochaine. Moustapha nga tàggatoo rek ak looy wax sax. waaw maa ngi leen gërëm di leen sant yéen ñëpp di la gërëm yow mi tamit xam ni bëgg ko wax mi xam naa la bu yàgg nii rek nga mos a mel waaw lu baax rek ngay dox yoon yàlla na yàlla fay. ci li ngay def yëpp si barke Seydina Muhammad Rasulullah. jërëjëf mbokk yi ak xarit yi ñu doon seetaan seen émission diisoo fii la yem ak yéen di leen wax rek tous les 15 jours ngeen di ñu xaar. Émission bi di ñëw nag ñu di ko lancé dañuy def conflit de génération bu ñu ko waxee moo di dañuy boole immigré yi fi njëkkoon ñi ci topp maanaam ñi ci topp su ma ko waxee mooy ñi fi ñëw à partir de 97 tànn kenn koo xamante ni fii la juddoo ak kenn koo xamante ni dañ ko fee indi ndax exemple bi ma ciy dox ku mel ni Soxna Daba bu Soxna Jeetaal mi maanaam fi la ne te xale yi nekk fi ci zone Corneliano ñu ci bari mi ngi def ci ñoom alxuraan pour wan jaam ñi rek ni immigration ñi nga xamante ni fi la ñu nekk yaroo fi màggee fi ñi ngi tege ci yoon ñi fi juddoo aussi am na ñu jàdd waaye dañu bëgg a boole ñoo ñëpp ci benn jotaay ci émission bi di ñëw ci leen ci jox rendez-vous incha allahu rabbi boole 4 générations yooyu xool faram-fàccee avantages yeeg inconvénients yi pour tirer ci des conclusions. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen jox tàggatoo ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf.